nekkee jamono ji dañ koo bàyyee ak ca gël gu yam tribune yéene kaay daal di nuy na table ak président Macky Sall boo xam ne gëmm nay bëtam jël musuwaaram di fomp ñaq nag ñaar la ñaquk jaaxle ak ñaquk tàng tribune yéene kaay ne ma président Macky Sall day ñaqub jaaxle la ndax jamono ji ay faiblesse am wéet na ci lool mu metti lool ci moom it yéene kaayub dee média bi ne ma gouvernement gu réewum Sénégal nag dañoo am fu ñu féete fu ñu far ñàkk féete day xañ a wërsëg moo taxit ñoom ñu taxaw mooy te fa ñu mooy ci ne wàllu favoritisme duñu ko bàyyi mukk yaa ma neex wala sama mbokk nga ñu tabb la duñu ko bàyyi mukk clientélisme politique tribune ne ma waa gouvernement gu Macky Sall gi nee nan duñu ko bàyyi mukk moo taxit moom Macky Sall jamono ji néew doole gi mu nekkee ci yenn ci ay pàcc ci yorinam wéet na ci de gouvernement Macky Sall gi ay politiciens ñoo ko lal ñu am nag lu bëri loo xam ne dañu koo daal di tële ndax nag bu ñu ne woon ak gouvernement gu technocrate la ñu am ay ministre yoo xam ne duñu ay politiciens soxlawuñu wala it soxlawul ñuy wàcc ci terrain bi di politigal ak di neexal nit ñi ngir ñu woteel nag seenu président seenu njiit su doon noonu la réew mi di doxee ku ne mën ngaa doxal na la neexee doo xalaat sax wàcce ëllëg ndax da ngay jàpp ni politique woo yow Macky Sall nag loolu doon na armam ci kaw ay ministre am loolu nag wàññi na it doole doxalinug réewum Sénégal ndax réew mee ngi mel ni yaramuk màgget foo lamb ma ngay metti blocage fépp neexal Macky Sall gën a leen neexal askan wi muy ay choix politique yoo xam ne ña ngi koy def askan wa nag di ko yëg ci seenu dundin ndax mu metti lool ci ñoom moo taxit yéen a kaayab turbine tey dafa xëy samp laaj de ndax politiser ab gouvernement lu jaadu la cim réew en tout cas 24 heures yéen a kaay di ma xamal ne mbir maa ngay gën di metti de diggante opposant yi ak président Macky Sall gaa yaa ngi koy xupp nag naan ko président Macky Sall defal ndànk soo ko deful sa kaw la ñuy dal Macky Sall naan leen ragaluma loolu man tiituma leen te nag yéen a kaay bi ne ma taarixu réewum Sénégal xamle na ni saabu situation melee ni bii mu mel tey dugal na ci réew mi ci guuta gu metti ay jàppaate waaye tam nañu war a liggéeyee du ni mel Sud Quotidien ne loo ci mënti déggit violence ci élection yi ñu jëm xeeñ na lool ci réewum Sénégal yéene kaay bi ne moo taxit société civile daal dina ñuy dugal seen loxo bu baax a baax ci xeex violence googee professeur Babacar Gaye coordonnateur bu groupe de contact jàmmi réew mi ne jaaxle nag ku ko deful ci réewum Sénégal gi ma xam ni doo nit moom professeur ne dañoo nemmeeku ni élection locale yii daal dinay tax nag fit yépp ngi rëf-rëfi benn fit toogatul ndax nag kaddu yi ñaaw na lool violence physique sax tàmbale naa am ci réewum Sénégal te loolee mën naa bañ a jur jàmm Alioune Tine dafa mel ni saa bu ñuy gën a jege élection locale yi yooyu la violence di gën a métti ci réew mi du yoon la koy fay nag bokk na ci yoon di tëgg jàmm doxal yoon rek bañ a amuk parparloo 24 heures ne parparloo kay waaye Y'en a marre ñi ngi ko seetlu ci kilifa ba fas yéene ñoom it génn ci mbedd mi ndax ñoom nee ñu lankal gi ñu lankal kilifa ak bàyyi na gëndiku ci coowal passeport diplomatique bi du yoon Alioune Tine ne attention de wax yu sew mën naa taalum réew le quotidien ne Y'en a marre day ñoom ña ngay waajal ay manifester en tout cas professeur Babacar Gaye ne ci Sud Quotidien violence daal mi ngi xeeñ ci réewum Sénégal Aminata Touré ci laas yéene kaay ne dañoo war a bàyyi nag fontoo gi ñuy fontoo askan wi waaye tam taal gi ñuy bëgg taal réew mi ndaw yi ñuy jël di leen jëfandikoo ñu leen di xeexal ak di taal réew mi la ñu war a bàyyi Pape Sadio Thiam journaliste 24 heures yéene kaay ne ma ne la politicien boo xam ne mënoo xamoo nga tële kooku dong moom mooy violent ak fitnalaate critique yéene kaay ne moo ne day moom Barthélémy Dias dafa mel ni ku jënd glace de waxeet la daal di def dafa ne woon doxantu gi force la da koy amal ne woon ni coowal Ndiaga Diouf ku ko ci woo benn yoon atte wuñ ko du demaat deltu na ci ginnaaw nee na dina wuy ji ci coowal Ndiaga Diouf gi te doxantu gi moom dakkal na ko ba jamono neex fa jamono neexee l'évidence yéene kaay ne ma moom moo di nag ci diwaanu Diourbel tête de liste proportionnelle bu coalition Wallu Sénégal moo dem fekk nag liste bu Benno Bokk Yaakaar moom waa Wallu boobee dafa daal di bàyyi candidature am moom Malo Ba dem nag fekki ji Pape Modou Fall ak Dame Diop Vox Populi ne li am Diourbel kay mësta am ci réewum Sénégal le quotidien ne beneenu cas am na ci yooyu la élection cour d'appel bu Kaolack nag ñu daal di koy saisir gannaaw bi nga xam ne war nañu déglu Cheikh Issa Sall tey beneen cas bi moom moo di Amadou Lamine Dieng dañoo def recours nag ci candidature am ndax nee ñu moom it ni kaaw Cheikh Issa Sall rek ab magistrat la warta def politique tribune yéene kaay ne Thierno Alassane Sall day candidat la ca mairie bu Thiès laas yéene kaay ne Thierno Alassane Sall amul lu mu yàqul Idrissa Seck ci fukki at ak juróom yi nga xam ne géré na ko mairie bu Thiès nee na defu fa tous moom Idrissa Seck Yankhoba Diattara mel ni ku daan ko talaguma la ci 24 heures yéene kaay xaaral ma tontu Talla Sylla ba noppi Yankhoba ni ko Talla Sylla ñoo la dénkoon te daañu ko nangu ci yow Thiès nga bëgg ak nga bañ ab dëkkub Idrissa Seck la Yankhoba Diattara ne ñamay attaqué warta jaaxal kenn ay maire lañu ñu bëgg leen fa sempi samp keneen loolee moo leen tiital waaye jarta tiit jarta ragal ndax man Yankhoba Diattara may nekk maire ndax sunu moomeel la ñuy nangu si critique yéene kaay ne élection locale yi loo ci mënti dégg du yomb ci waa Benno Bokk Yaakaar benn yoon ndax itam jamono jamuy am askan wi ci boppam ñoo leen wóolootul jéppi nañu leen dem sax ba leen di défier le quotidien ne jaaxle gi kay li koy wane moom moo di lu toll ci junni ak juróomi téeméer ci ay départ yu waroon dem Barza wala Barzak
suñu takk der yi déjoué nañ ko lu toll ci 2 junni ak ñetti téeméer ci doomu aadama ñu teg leen ci loxo l'enquête ne ku wax lii wax la ca des Fatima Jonn nee na ci seen concours ba lañ ko violé ba am na fa doom joo xam ne xamuñu kuy papam te am na juróomi weer yéen comité d'organisation bi la daal di tuumaal Amina Badiane daal dina ko lii mu ñuy tuumaal tegu ko fenn ndax ku ñu violé yow la neex libération yéene kaay ne lu ci mënti am parquet bañ ci bëgg a dugalal boppam loxoom ngir ñu leeral mbir mi leeral it coowal Harouna Ba mii farata la juróom-ñetti victime bari nañ yoo xam ni ci Facebook la leen daal di xamee di leen nax di sëy ak ñoom waaye itam yor seeni vidéo yoo xam ni yaramu neen lañ ciy def su paree nag di leen chantage di sëy ak ñoom jamono bu tëradee moytu dafa war di leen fàttale nit coronavirus mi ngi ci réew mi yendu leen ak jàmm ci réewum Sénégal ak nag doomi réew mi nga xam ne dañuy dox ci wàllum Barça wala Barcelone loolu sabab ngir xeex lu ni mel ne dañu taxawal ab kuréel tuddee ko comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine démb la ñu door li nga xam ne moom mooy activités yi mu nekkoon ci teewaay jëwriñ ñu dénk biir réew mi ñu ànd Cheikh Younous Sabalde ci ay leeral. comité interministériel ñeel xeex mbëkk mi bokk na ci liggéeyam fexe ba jëmmal stratégie nationale soxol xeex ba kilifa yi di xeex immigration clandestine. les migrations irrégulières xeex mbëkk mi communauté internationale yépp la concerné ngir ñaari mbir benn bi ci lu soxol protection migrants yi ci beneen fànn gi faw lëkkaloo am ci diggante réew yoo xam ne fa la migrants yi di jaar waaye it ci réew yoo xam ne fa la migrants yi di dem mbëkk mi dafa concerné réew yooyu yépp ce phénomène. ci atum 2021 force de défense ak sécurité yi jot nañu contrôler lu ëpp 2,000 ak juróomi téeméer ci embarcation lu ëpp 2 junni ak ñetti téeméer nit ñi jot leen interpellé 1 ak juróomi téeméer tentative soxol ay départ ñu enrayé leen. l'approche de la lutte contre l'immigration. xeex bu ñuy xeex mbëkk mi warul yem ci approche sécurité rek faw ñu gan koo yaatal faw stratégie yi nekk stratégie yu yaatu looloo tax dañ ko war yaatal ci réew mi yépp qui consistera en une territorialisation de la lutte. comité interministériel ñeel xeex mbëkk mi nag 21 entité ñoo ko composé 12 yi nekk ay ministère. mu ngoog màngaan gi dañu ko bëgg a taxawalee xeex ko ak kuréel gi ñu si taxawal le député du peuple El Hadj ndax yaakaar nga ne kon loolu moom mooy solution ndax yàgg nañu ko xeex Sénégal di dem waxtaan ak biti réew xaalis yi génne ña nga xam ne ñoo ko waroon jot dëgg duñu ko jot ndax yaakaar nga ne comité bi mën na nekk saafara. am na ci part de responsabilité gouvernement bi. mais itam askan wi am nañ ci part de responsabilité. defe naa ni responsabilité partagée la ndax nguur gi am na lu ko war ci mu xàllal ko ndaw ñi comme ay liggéey am na lu ko war ci mu jox ndaw ñi yaakaar am na lu ko war ci mu am fu mu génne xaalis ci wàllu politique am fu mu ko dugal ci wàllu bérébu liggéeyukaay ci wàllu transformation ci wàllu pêche bi mais xam nga dafa am ñetti secteurs yoo xam bu ñu néewee doole muy agriculture élevage ak pêche pratiquement da ngay ñàkk lu bëree bëri ci. béréb boo xam ni mënoon na téye ay ndaw yu bëri ñu am liggéey donc secteur yooyu bu ñu gisee ñu faible loolu foofu lañ ciy génnee responsabilité gouvernement bi mais di saluer aussi njàmbaarte gi ci police ak gendarmerie def. parce que ndaw ñi immigration clandestine du dëgg du yoon te mënuñoo fexe ba daganal ko mënuñoo fexe ba ni ki koy def fii la ko teg jëlal benn exemple rek tey ndaw ñi def ay marchands ambulants ndaw yi di nekk ci dëkk bi di taxawaalu. di liggéey di jaay ay casque di jaay ay habillage téléphone mais ay ndaw lañu yoo xam ni toll nañu ci digg daan doole toll nañu ci diggu tekki xëy na ñu bëri ci ñoom sax amuñu espoir ci seen réew parce que fu ñu nekk di jaay ñu dégarpir leen mais taxul ñu tayle seen bakken gis nga képp koo xam ne da nga nekk ci société boo xam ne souvent nga gis defu bu jaaduwul nguur gi boo ci génne responsabilité ba noppi foog nga génne ci dundinu askan wi responsabilité askan wi itam daf ciy feeñ. donc faaw ndaw ñi assumer seen responsabilité ni ñoom itam dam nga mëgum jëm mu yor wecce tam waaj takk ab saagam ni faaw ma dem te nii lay demee xëy na dakkal sa pexe boobu lu xaw a jafe lay doon moo tax ndaw ñi faaw ñu yeewuwaat nag gestion bu baaxul cim réew du tax ma découragé ci sama réew ba tey la sama bakkan. c'est vrai que nag dem bi xëy na demuñu ñu pour xaru ji dañuy dem pour am yaakaar ci ni daañu jàll. ba keroog natt bi du leen ci dal mais dem boo xam ni 90% yi mooy nga des ci yoon bi mieux nga toog fii ci dëkk bi. donc jàpp naa ni war naa am waxtaan boo xamante ni bi inclusif lay nekk dañ ciy boole askan wi aussi xam nga itam genre dogal yi nga xam ni Union européenne ak gouvernement bi donc ñoo koy seq di waxtaan
yenn saa yi ñu ne xaalis dugg na ci askan wi du ñu xam fan la jaar ñuy poser ay questions bu ndaw ñi demee am ñu retourné waat te bu ñu leen di indi dañ naan dafa am xaalis bi ciy ànd yooyu ay questions la yoo xam ni dafa woon naa ni di gën def gestion inclusive ñëpp bokk ci ngir ñu mën a exposer problème bi gouvernement bi soppi doxalin aussi bu jox ay ndawam espoir. pour mën a wàññi mbëkk mi nga xam ni xam nga bilan 2020 la ñu def dañu compter ñu jàpp ñu arrêté ak yu mel noonu. mais compté wuñu ñi dee parce que mënuñu leen a comptabiliser kenn xamul daaw ñaata ndaw ñoo dee ci géej gi. et loolu dafa doy waar. mu nga comité la ñu taxawal lu ko jiitu xam nga ne nguur gi taxawal na benn programme tuddee ko xëyu ndaw ñi est-ce que loolu miser ci loolu gënul woon ngir ndaw yi mën a rester fii ci réew mi. waaw je pense que dañu war a accélérer lépp lu ñu woowee ay pôle emploi mais gis nga Mambay boo xoolee chiffres yi bu ñu la waxee ne la 3615 ci ay gaal yoo xamee ni contrôlé nañ leen. ci atum 2021 kese. daanaka ñu ne la am na junni ak juróomi téeméer yoo xamee ni dañ doon jéem a raw wala jéem a daw finalement ñu arrêté leen xam nga fii nag laa jàppee ni am na un rôle extrêmement majeur boo xamee ni maire yi ci communes yi war nañ ko ci am mooy fexe ba ki nga xamee ni am na ci lu mu jàpp ci biir commune am ci biir dëkkam du soxla muy dugg ci gaal gi pour dem mais pour loolu faw mu am li Mansour di wax chaque jour vision ci maire yi ci communes yi ci département yi ba nga xamee ni en même temps da ngay jàppale nguur gi parce que ñoom nee nañu wax nañu wàllu que xëyu ndaw ñi taxawal fi benn programme ci wàllu woowu mais li fi nekk déjà ay domaine agricole communautaire mais nañu xool saytu bi dañu saytu ni nga xam ne moom mooy yorin wi est-ce que ci domaine agricole communautaire yi nga xamee ni daanaka tas nañ ko tuuti ci réewum Sénégal ndaw ñi ñu ngi ciy gis seen bopp est-ce que ci biir yenn ci ay usines yoo xamee ne dañ ko implanté ci yenn ci ay dëkk mu waroon a am jeexital ci jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk boobu est-ce que li ñu doon xaar ci usines yooyu ñu ngi ko ciy def plusieurs questions yoo xam ne mu ngi taxaw te solution yi lay doon yoo xamee ni du yem ci gouvernement bi du yem ci am politique yi mais dafay laal ñëpp muy le maire de la commune muy le président du conseil départemental muy ndaw yi fi ñuy dajaloo muy ASC ku ci nekk am na sa benn wàll boo xam ne war nga ko ci def parce que gis nga kii am lu mu téye ci dëkkam wala ci réewam du soxla muy dem di wuti gaal mais ñaata la ñuy fay pour dem ci mbëkk mi di nga ci gis koo xamante ne joxe na 500 000 wala joxe na 1 million. pour mën a bokk ci voyage 1 million boo xamee ni sa àgg ci mbir mi c'est hypothétique dara wóoru la ndax di nga àgg. te 1 million yooyu am na nu ñu lay tàggatee ci sa biir commune wala ci sa biir département ànd ci ak yenn organisation yi nga xam ne ñoo yore wàllu woowu mën nañu fexe ba nga mën a fructifier sa 1 million yooyu ay jigéen a ngi fi ci def li ñuy wooyee liggéey boo xamee ni daf leen di jural dara ci wàllu njëriñ mais nañ fexe tàggat ndaw ñi ba nga xamee ni la ñuy dem di wuti ji bitim réew dañuy jàpp ni fii sam biir réew mën naa ko fi am te ci anam yu baax mais malheureusement li ñu doon wax sànq ci wàllu politisation da ngay gis ñu taxawal benn programme ñu bari jàpp ni programme bi ki ko diriger du def lu mooy jël ay ñoñom ci wàllu politique privilégier leen wala favoriser leen tegoon nañ fi ay ANPEJ ay FNPJ ak yooyu yëpp FORAS finalement échec la woon mais nañu dellu soit ci yenn ci ay programme yoo xamee ni ndaw ñu den ci santé seen bopp. ñu àddu jëmale ci campagne njaayum gerte gi 2021 2022 dàkk nañu ko ñaar fukk fan ak juróom ci weeru novembre njëg li moo di juróom fukk dañuy jaayee kilogramme ba mu di ak mbégte njëg loole ci producteurs yi nga xam ne ñoo nekk sa bassin arachidier leeral yax si ak wala sax Tamsir Njaay ma yor seen kàddu. na prix bi loolu rafetlu nañ ko 250 yooyu rafetlu nañ ko parce que nawet bi dafa am problème gerte gi ren chinois yi duñ ko jënd parce que defut kemb Sénégal daj gerte gi defut kemb man def naa tournée ba Casamance prix bi nag moom rafetlu nañ ko prix bi baax na ñun prix yi suñu yoon nekku ci buñ ko fixé ba nga xam ne nit du mën a mbappaat rek booba ñun jeexal nañ ci parce que baykat bu ne moom mooy seet lam jubóo ki mooy jaay mu jaay ndax biñ ko homologué foofu ci 250 am nga droit bépp téeméer xam naa ne ku am gerte gu baax ren moom dana ko jaay téeméer du ci sonn sax. mu ngoog 250 mooy prix bi ñu jàpp ci campagne commercialisation bi ñoom sax dañoo jàpp ne mbay mi gënoon doon na gën a baax bu fekkoon nag jot nañu à temps li nga xam ne moom moo di engrais bi waaye malheureusement loolu nekku fii. ku am gerte gu baax di nga koy jaayee kilo téeméer gerte benn bonu ci pëpp gerte bonatul léegi ba ñu koy juugal ay nag. gerte lépp valeur la xotti repas la aliment de bétail la kemb gi waxaale wuñu ko buuse bi waxaale wuñu ko
par contre ñi am sax récolte bu baax ñooñu la ñu war a teel a sélectionner pour ñu mën a waaj am li ñuy wax semence certifiée parce que gerte gi ni mu ko waxee li muus bariwul foofu ànd naa fi ak moom li mat bariwul mais am na nag quand même ay yu mat comme ñi jiw fleur 11 comme ñi jiw Fouray Casamance ñooñu bari na ci ñoo xam ni seen gerte mat na ñooñu lañ war a xool nu ñu leen mën a sélectionner ba ñu mën a garder jiw pour at mi ñu dëkkmal mais xam nga problème bi mooy bu ñu demee ba chaque année récolte gerte bi dem ay gàllu góose ndax amuñu engrais bu doy nga xam ne y a problème manque de sérieux dëggantaan par rapport ak Sénégal li muy produire ci engrais par jour ci ICS loolu ay question la yoo xamante ni bii war nañu laaj ban considération la nguur gi jox baykat yi loolu benn la ñaareel bi ci des ñi jël dogal ngir saxal kilo gerte gi bu fekkee proposition la wala dañ ko saxal définitivement ci 250 francs ñi ko saxal bàyyiwuñu demuñu ci tool yi wala nga xam ne ay baykatu dimanche lañu comme Mansour mais képp kuy xëy li ko commencé ca ba ngay rucc ba ngay lukkat ba ngay faru ba muy taw ngay jiw raadu bayaat bu dét déqi dajale naaf bàcc jëri sol ci ay saaku roñ sa ngooñ sàkket ay cëpp surtout ca ngooñ bi ma ne ku wekki loolu ba noppi nga xëy ni ko da ngay jaayi 250 parce que xamoo kooku li mu jànkuwanteel tollatuñu ci jamono ju ñuy jaayi kilo gerte 250 alors 100 grammes gerte ngay dem ci grande surface yi ñu la koy jaay presque 1000 francs wala lu ko jige yow nga ni kilo gerte xott 250 nga ko mën a jënd ci baykat bi maam loolu kenn xamul lan lay tekki c'est-à-dire que foog nguur gi bu fekkee am na politique agricole bu baax muy dimbali baykat yi bu leen joxul jiw wu doy jiw ma waxale wuñu ko bala ma jooyee jàpp chaque année ñu naan joxe nañu jiw war nañu xam ñan la ñu jox jiw xam nga joxe jiw boo xamante ni bii maak maam Mbaye ak Birahim yëpp dañoo bokk papa wala ñu bokk ndey ak baay nekk ci kër gi ku nekk borom kër ñu ni famille bi am nañu 50 kilos gerte xott boo xam ne boo ko posé daanaka 35 kilos ngay am 13 kilos yi ci des wala 15 kilos yëpp suuf lay doon mais 35 kilos gerte xott lan la man ci baykat loolu bi daanaka benn cumwaar la ñetti tracé lay doon après mu jeex récolte mënut a passé benn saako wala ñaar c'est-à-dire que nguur gi joxewul jiw donc accompagné wul benn baykat wala nga xam ne jiw boobu ñoo ma koy jox ñoom ñoo xam fu ñu koy jaarale ku mel ni Père Moustapha Cissé Lo yàgg na koy dénoncé te ba léegi kenn weddeeku ko ci deal ak business bi am ci distribution semence bi ñu yegg ci bu ñuy bay ñu tam baykat yi ak seen méthode bayin naan jamono dafa révolution bi am ci jamono léegi kenn bayatul fas ak machine yow fii Sénégal yan baykat ñoo fi am tracteur yu ñu mën a baye daanaka matuñu 1% nga bëgg raamalal baykat yi baye fas ak machine c'est-à-dire gën dem ba décourager leen ma nga xam ni bay joxatuñ ko benn valeur dans ce cas nag baykat yi ñu war a am ful la ñoom ñoo amee or bi ci seen loxo nañu jéem a xalaat ci wàllu transformation suñu maam yi dañu doon def dëkk boo dem am nañu machine ràkkal bu fa nekk dañuy segal gerte jël diw gi ber jël ràkkal bi pour alimenter bétail denc ko daaw bi muy waaj a taw demoon na ba benn dank ràkkal ñu koy jaayee 1500 ci marché yi ràkkal benn dank te ñun ay jamono village dank ràkkal fanweer la doon jar ak ñeent fukk donc lépp dafa changé litre ñaata lay jar mais nag yooyu bu ñu demee ba jël machine ràkkal yi aj ko tayalte gi nekk ci nit ñi aussi foog ñu dindi ko baykat bu tayelee du tëj làmb foog ñu sawar def face gouvernement bi seen gerte gi nañ ko téye te li gën a doy waa ma annoncé waat la ko maam baykat yu bëri li ëppoon valeur ci seen mbay muy ngooñ jaay nañ ko ci nawet ba parce que sonnoon nañu ndóoloon nañu benn ndóol boo xam ne faaw ñu am lu ñu dundee pour mën a dem tool yow boo nekkee Birahim Touré dem ci benn village yow sa benn 300000 boo amul soxla war ko delloo si waat Dakar da nga koy joxe saaku 1500 saaku ngooñ tey mu ngi jar 5000 mais ñi ko jëndoon ci nawet doon ko joxe li ñuy wax xaalisu ngooñ wala xaalisu dugub wala xaalisu gerte mais mu ngi leen dikkee saaku 1500 te jaayloo baykat bi ngooñam saaku 1500 te nawet bi jeexagul baykat bi noppi jàll am ngooñam mu ni gadd te mu wëkk ni moomu ko parce que bu solalee Mame Mbaye Ndiaye li mu ko jaay woon saaku ngooñam jeex c'est-à-dire que chaque année dañuy planifier pour gën a appauvrir baykat yi doy na waar mu nga kon loolu foog ñu bàyyi ci xel waaye itam ña nga xam ne ñoo yëngu ci njaayum jur gi ak nag ndawal li ci boppam dañu tënku ci ab association seen bëgg-bëgg moo di fexe ba seen liggéey bi lépp aw ci yoon waaye it méngoo norme yu OHADA loolee sabab nag ñu woote woon sax ndajam waxtaan moom it sa jamono joojee wàllum sàmm gi ci boppam jàppale ni USAID ak ministère bi ñu dénk wàllum sàmm gi joxante nañu loxo seen bëgg-bëgg it bokk na ca moderniser secteur sàmm gi looloo sabab ñu woote ak ndajam waxtaan fii ci diwaanu Ndakaaru ànd Seex Amina Cissé
ci forum bi ñoŋal opportunité ak investissement ci wàllum sàmm mi USAID di xamle ni. donc aujourd'hui nous sommes ici. tey jii ñu ngi fi ngir jàpp ci initiative bi nga xam ne jëwriñ bi ñu dénk élevage moo ko yëkkati te mooy dajale mboolem ñuy yëngu ci mbirum càmm gi dajale leen ngir ñu booloo bu ko defee ñu mën a am investissement yu am solo ngir jëmale kanam secteuru élevage bi. dans ce secteur. ministère bi yor wàllum càmm ak production animale ànd ci ak USAID fas yéene jëmmal secteur privé bi. woo secteur privé national. yéen kët yéen a ñi nga xam ne yéen a ci mën a jàpp pour que li ñuy wax souveraineté alimentaire ñu mën koo mën a am. ñun ministère de l'élevage li njëkk suñu secteur privé national mooy les éleveurs ñooñu nag ñoom la ñu wootee fii tey ak mbooleem ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllum finance investissement pour ñu ñëw ñu xam lan mooy élevage. ngir xeex autosuffisance alimentaire ci Sénégal nguur gi fas yéene yee salaat secteur bi ngir am système bu baax a baax. wàllu politique ñaar du jëmale ci liste yi nga xam ne ñu koy faral di rejeter fu ko kenn yaakaarewul woon nag jàppale ne waa Benno Bokk Yaakaar ñoom dañu jëlub dogal def appel ci ay yenn ci ay liste yu nga xam ne waa opposition bi ñoo ko moom def appel sa cour d'appel dañoo gis ne liste yooyu dañu ko valider te waruñu ko woon valider mu mel ni kon collectif des avocats yi coalition boobee nee nañu nag mbir yi ak yelleefu doomu aadama dañu ko salfaañe ci anam ganu rek ay hôtel yoo xamante ni bi état bi moo koy moom mais dina rentabiliser benn façon boo xamante ni bi modèle Arabie Saoudite la ñuy jël modèle yeneen réew yoo xamante ni bi bu 1000 personnes demee occuper hôtel bi mu nekk hôtel boo xam nguur gi moo ko fa def xoolal li mu mën a participer ci wàllu koom-koom malheureusement politique boobu tey mooy dundal Arabie Saoudite mooy dundal Dubaï mais ñun ñu gën a am chance su exploiter ko malheureusement amuñu ko. jaajëf le député du peuple Birahim Diadji Touré jaajëf. Pape Mante bëggoon nañu waxtaan ci violence bi am ci nawetaan bi du ñàkk dañu koy denc yow ba nga ñëw Pape Mante boo ñëwee ñu waxtaan si max yow. violence bi am ci kon daal commencé na xat ba am violence. ok violence am na si am na rencontre boo xam ne am na démb Pape Mante kan ak kan jaxaay ak yaakaar dañ doon xeex yàq terrain ba yépp ak oto jàmbur yi doon nañ ko saccagé. donc boo ñëwee ñu waxtaan si ñu xool. jaajëf gis nga foofu lenn rek laa ci laaj. mais c'est juste une question peut-être moom mën na ko tontu ak les férus des nawetaan lan la ñu indil ci Sénégal. moo jaaxal c'est moi la question que je me pose lan la ñu indil. peut-être que war nañ ko restructurer également. maam si nee na dara. ah waaw bu dee indil la dara. ba pare violence bi boo match nawetaan bu jeexee. bu dee oto nga yore boo rombee ca booru stade ba da ngay tiit. bu dee moto on a vu des images yoo xamee ni après nawetaan. ay nit yore li ñuy woowee ay jaas yi. yooyu di dogale nit ñi. qu'est-ce que le nawetaan a fait pour le Sénégal je ne kiiwuma leen blâmewuma waa nawetaan de mais. la organisation bi dañ ko xoolaat ndax ñay xeex ñooy bokkaat koñ ba di ànd jaajëf le député du peuple. waaw kontaan nañu bu baax ci tës waaw incha allah. à 13h. waaw entre temps ma dem naa ni café. ma dem naa ni café parce que tey moom dama tàyyal. Birahim kon nag. ci kanam incha allah voilà laata ñuy dara Pape Mante dañuy dem sa Mbour foofee nga xam ne ak cantakun yi nga xam ne dañu dem doon jàppale ñi nga xam ne caabi daf leen féete ginnaaw foofee sa Medinatoul Salam fiefu cantakun ya soxna Aïda Saliou defoon na ci ay bernde am nu mu ko yóbboo foofee nga xam ne moo di sa kaso ba ñu ànd si Aline Badara Sonko. doxalin la bi nga xamante ne ci yoonu murit dafa am solo lool ñu koy duppee mbernde muy li nga xamante ne dañuy faral di togg ay ñam yi nga xamante ne dañ koy séddale taalibe yi fii nag dañ koy faral di séddale taalibe yi ngir cantee ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. 4 novembre nag moo dëppook bis bi nga xam ni moom la Serigne Saliou waxoon sëñ Béthio ne ko ku jébbalu ci yow am ngërëmul yàlla. naka noonu ca Medinatoul Salam bi nga xamante ne sëñ Cheikh Béthio Thioune moo ko daal di sanc fii nag askan wi mbir la bi nga xamante ne dañ ko farataal lool ngir delloo njukkal cheikh bi. sañam la yor lu ko neex lay dogal soxna Aïda Saliou mi la di dogal dal bu yàlla taala ngi ci di jàll. naka noonu soxnam si nga xamante ne mooy soxna Aïda Diallo moom sax daan na ci profito ren indi ndimbalam ñi nga xamante ne ñoom la caabi féete ginnaaw. léem ak ay ginaar ay fruits di ko yóbbu ci daaray alxuraan yi di ko yóbbu ci détenu yi muy ci prison yi di ko yóbbu itam ci hôpitaux yi. ci fàttali ci weeru novembre bi sax la sëñ Cheikh Béthio Thioune daje ak ki nga xamante ne mooy sëñ Saliou Mbacké.
jaajëf Alioune Badara Sonko ñuy nuyu bu baax Ndella Madior Diouf daf ñuy seetaan moom Simal FM 105.5 moom dafay def synchro foofee sa dëkk ba El Hadj Ahmed Aïdara xam nga ne foofu la Simal FM sa dëkk ba. dañuy synchro nag fajar gi du leen raw ci la en tout cas la matinale dañu koy synchro. 105.5 Fimela FM la wala Simal FM non Simal. mi ngi nekk sa Fimela. ay ca tàggat yaram ak Pape Mante Mboup. borom jam si Cheikh Dougar maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay bu baax. naka yi tey alhamdulilah naka yi tey. waaw ñu ngi góorgóorlu de. ñu door ko ambassade bu France fii ci Sénégal dafa lancé club influence sport au féminin lu mu ci bëgg rek moo di kantanam wàllu tàggat yaram gi si jigéen ñi. waaw loolu nag moom nag démb lañu ko amal ñu nag ànd ci ak ay sportif yu mag sax fii ci réewum Sénégal sportif yoo xam ne nag yàgg nañu wane seen bopp ci nag raayoo ko réew mi wala nag ñeneen ñoo xam ne ci leen réew la ñu nekk kon boobule nag taxawaay mooy def seen kéem kattan ngir gën a nag jëmmal taxawaayu jigéen ñi ci nag tàggatu gi ci noonu dañ ciy teewlu kii di Anna Michel Prudence Préra moom mi la nag moo nekk responsable rugby fii ci réewum Sénégal ñoo teewlu ay kàddoom. xóotul nag mais dinaa def li ma mën franchement léegi ñu ngi leen di jaajëfal yéen di jaajëfal ñi nga xamante ne ñooy suñuy njiit di jaajëfal ñi nekk suñu ginnaaw ndax ñoo ñu may doole ndax buñ ci jàppaloon tey duñu àgg fi ñu jëm di jaajëfal ki nga xamante ne moo tàmbale lii ak ñi jàpp li ñu naan peccum liir bu neexee nday jàpp ci mbaggam leen nag la ñu nekk moo xamante ne mooy club bi ñuy def nii nee naa ne du club d'influence club bu appel la pour ñaan wax xale yi jigéen ñi ak mag ñeeg ndaw ñi ñëpp sport dafa baax ci yaram dañ leen fee taxawal rek waaye ñoom moom lii yëpp te di wax ñaan tamit pour ñu am nuñ koy mën ko tëwee fet taskatu xabaar yi mën a jàppale jigéen ñi def sport dañ koo manqué parce que am na sport yoo xamante ne ñu ngi exister mais kenn xamu leen donc lépp dañ leen koy delloo yéen delloo ko ñi nga xamante ne ñooñu mën a jàppale delloo ko njiit ñi ndax soxla nañ ko. boobule club nag influence club d'influence donc bu nga xam ne nag amal nañ ko nit ki démb kon ci teewaayu CNOSS la woon kii di Ibrahima Wade moom nag di rafetlu bu baax a baax boobule taxawaay di xam ne ni ñoom ñi la nag dinañ gën a lëkkaloog ñoom ñi nga xam ne ñoo nag ngànk boobule kuréel ngir nag lu jëm ci wàllum JOJ 2026 fii ñuy fas yéene ko amal fii ci réew mi ñu teewlu ci kii di Ibrahima Wade. d'influence nag mooy loo xam ni dañuy bootante bokk doole pour gën a mën a jouer seen rôle te li ñu wax dafa rafet parce que ay ambassadeur lañ fi indi ñoo xam ne ku ñu ne wax nga sa parcours ñu gis ni ñu ngi woo jigéen ñi ci jël seen place di woo nag mag ñi jigéen ñi ndaw ñu jigéen ñi waaye au-delà de ça tamit ñu ngi def ay actions très concrètes sur le terrain te loolu dafa dal xel ñuy wax ni ce club d'influence boobu dafa fekk si loo xam ne tey jii xew-xew bu mag boo xam ne Sénégal daf ko war a dund ci 2026 club d'influence bi bu fi nekkee ñoom ñu ni pare nañ pour jouer seen rôle suñu xel day dal ndax président Ndiaye mi nga xam moo ñu jiite daf ñoo sas ñu fexe ba fu góor taxaw jigéen taxaw fa ci wàllu organisation bi ma leen di jox rendez-vous nag ci diir bu gàtt ndax plateforme bi comme taxaw na desatul lu dul de signer partenariat ak ñoom jox leen li nga xam ne mooy seen cër ak seen rôle ci li nga xam ni ñun ñëpp ñoo ci lañ jublu. waa CNOSS jamono ji ñu ngi nekk ci wàccaayu Jeux Dakar 2026 moo tax nag ñu bëgg formaliser xeetu tàggat yaram bi di surf. waaw surf nag kon jàppal ne waxtu bi tax ñoom ñu ngi stage boo xam ne niveau 1 la lu toll nag ci fukki technicien ak benn kenn ku jigéen kon ñoo ci bokk lépp rek ngir gën a mën a yokk seen taxawaay ba ñoom ñi ne nag bu ñu leen tàggatee ba noppi ñu nag gën a wëyal boobu la tàggatu ci ndaw ñi nga xam ne ñoom nag ñoo fas yéene teew ci boobu la discipline ci atum 2026 jëm ci wàllum JOJ mooy Jeux olympiques de la jeunesse yi ci noonu dañ ci teewlu kii di vice-président bu fédération sénégalaise bu surf di El Hadji Oumar Seye. question bi li mu mën a indi dafa bëri parce que tey booy xool tey nga nekk di pratiquer benn sport sa équipe nationale di génn di dem compétir te ñu leen di encadrer amuñu diplôme reconnu donc formation bi li muy jox c'est très très important donc ñu si vraiment remercier le comité olympique le CNOSS et les experts qui sont là parce que tey aujourd'hui da ngay dem côtoyer yeneen surfeur wala yeneen encadreur nga gis ne techniquement vous avez le même niveau ou même tu es meilleur que mais t'as pas de diplôme amuñu diplôme donc formation bi day tax tey ñu hérité benn diplôme reconnu par la fédération nationale internationale et le comité olympique après nag ñun ñoo war a liggéey boo xamante ne mën nañ am level 1 wala level 3 président wax na ko léegi
yeneen fédération ñu ngi leen di fayal ñu dem def ay formation au niveau de l'INSEPS pour upgrader leur niveau mais ñun tam bëgg nañ loolu donc pour ñu am ko nag foog ñu xool ne surf Sénégal tey c'est populaire am na ñoo xam ne tey ñu ngi vivre du surf tey y a beaucoup de am na élèves yu bëri yoo xam ne ñu ngi dem si école di jàngal surf bi et ñi leen di jàngal mooy ñu fi toog nii donc tey diplôme vraiment lu bëri la si ñoom te ñoom tam sag la tey nga nekk si dara ñu tàggat la si nga di ko pratiquer ba tey am si diplôme bi di si liggéey vraiment ndam la sag la pour ñun quoi. kon nag bii les formations day nag nekk en droite ligne ak lu jëm ci wàllum préparation Jeux olympiques de la jeunesse ci atum 2026 kon fii ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci kii di Seydina Diagne nekk secrétaire général bu CNOSS ñu teewlee kàddoom. stage la boo xam ni guléet mi ngi soog a am Sénégal mësul am ndax mbir la boo xam ni surf mësuñu am benn stage technique boo xam ni comité olympique moo leen ko jox pour ñu mën a donc parfaire li nga xam ni ci seen liggéey waaye dañu teg suñu bët fii ak ay juróomi at dañu war a organiser li nga xam ne moom mooy Jeux olympiques de la jeunesse Jeux olympiques de la jeunesse nag guleet muy soog a am Afrique Sénégal moo koy ubbi mësul am Jeux olympiques mësuñu ko organiser fii ci Afrique kon loolu pour ñun lu rëy la pour ñun rëy boobu mu rëy nag moo tax ñun dañu war a préparer wu du préparation bi nag du rek sur le plan technique maanaam suñu athlète dem participation déedéet préparation bi dafa am participation suñu athlètes yi waaye tamit défi de l'organisation nga xam ne ñoom ñooy liggéey fii bu ñu paree normalement ñoom war nañu mën a dem xool ci ay xale Sénégal yoo xam ni tey mën nañu participer ñoom suba ci Jeux olympiques de la jeunesse ñu commencé leen tàggat waxtaan ak ñoom liggéey ak ñoom. xam naa ne fii nag la ñuy ndarke pee jëm ci wàllum xibaaru tàggat en tout cas di gën a nag ñaawlu violence bi ñu nemmeeku démb kon ca diwaanu Guédiawaye ci diggante nag équipe bu Jaxaay ak Yaakaar en tout cas Mambay war nañ na ko xoolaat concept nawetaan bi parce que tamit yaakaar naa ne foo agré la limite bu demee nag ba nit ki jënd otoom xam nga ci ay décision jëm ci wàllum nag kii moo gagné kii moo perte kii moo def lii xam nga ñëw yàq oto bi comme ça nii te à la limite dara du la si fekk tamit war nañu xoolaat tamit taxawaay nawetaan bu baax a baax. franchement parler moom taxawaay te Birahim dafa wax lu am solo. nee na loo xam ne gisoo njariñ li. yaakaar naa ne même bu amee njariñ li yàq nañ njariñ li. yàq nañ njariñ li yàq nañ njariñ li ndax nawetaan bu amee ñi dëkk ci pegg yi ñoom ñëpp dañuy wut fu ñu jaar. te it jéggi na dayoo nañ ci bàyyi xel bu baax ñu si bëri dañoo éliminer nawetaan yi. non.